li ñuy wax virus du circuler guddi rek. waaw xam nga loolu yëpp doy na waar parce que nga ne nit ñi na ngeen toog seen kër diggante 9h ci guddi ak 5h du matin mais heure boobu ñi nekk ci biti bëriwuñu. surtout ñu ngi ci période sedd. su dee période tàngoor la sax da ngay naan nit ñi dañuy nekk ci biti waaye période sedd en tout cas fii ci région Dakar ak région surtout région Dakar. parce que Thiès Dakar ak côté Mbour heure yooyu kenn du nekk ci biti. kon man je crois que nguur gi bëggoon nañu peut-être jël ay matuwaay yu gën a diis. mais situation koom-koomu réew mooy leen ko parce que soo bëggee teg askan wi ay mesures yu métti il faut nga jàppale leen jox leen dimbal or aujourd'hui nguur gi amatul ay moyens les 1000 milliards yi ñu mobilisé woon ak fonds Covid 19 amatuñu ko te mënatuñu ko mobiliser moo tax je crois que ak aussi le besoin de bañ a rey économie Sénégal yeneen secteurs yi bañ leen rey tax na ba évidemment ñu décider limiter pour le moment les mesures au niveau de la région de Dakar la région de Thiès mais sànq rek balaa mañ commencé émission bi gis naa ministre de l'intérieur jël na beneen matuwaay bu bees. nee na léegi le port du masque. c'est obligatoire. wax nga ci biir Dakar mais sur tout le territoire sénégalais. te nekkatul ci biir service yi rek. même ci biir mbedd mi n'est-ce pas le port du masque est obligatoire kon soo génnee sa biir kër rek war nga sol. da nga war a sol masque loolu la wax mais couvre-feu bu ñu si delluwaatee. muy démb la tàmbali woon démb ci guddi à partir de 21h moo gis nañ ne ci localité yi goxaat yi fu ne ndaw ñi génn nañ fu ne ndaw ñi sànni nañ xeex taal ay pono ndax dañoo bañ couvre-feu boobu ànduñu si amoon na ay quelques violences yu ci jot a am bon ban commentaire ngay def ci loolu. waaw damay vraiment ñaawlu violence yooyu parce que violence moom ñun mënuñu ko encourager violence day andi toujours ay yàqu-yàqu. di nga yàq alalu buur. man damay naan toujours alalu askan wi parce que alal bi ñuy yàq ci lampe yi ñuy toj ak auto administration yi ñuy taal du auto Macky Sall auto askan wi la suñu impôt mooy jënde auto yooyu di yàq donc alalu askan wi wala di yàq ay alalu jàmbur n'est-ce pas je crois que loolu dafa rafetul kon nañuy ànd ak daal mbir mi metti na mais 12 jours la 12 xaw ma 17 jours su dee mbir mi wàññeeku na xëy na suñ ko nee renouveler benn yoon lay doon mu jeex kon nañu xam ne mbir mi du politique vraiment suñu sécurité sanitaire moo ci nekk loolu moo tax ñu jël matuwaay yi di wax ne tamit quelque part autorités yi waroon nañu mën a def preuve de pédagogie parce que gis nga France su ñu naan décréter couvre-feu dañ koy annoncer au moins juróomi fan wala une semaine nit ñi préparé wu ci ajusté wu. donc ñoom waajaluñu seen askan. ci yow toog rek n'est-ce pas à 20h nga ne jël naa décret suba état d'urgence 21h lay commencé xam nga loolu tamit. day tax ñu bëri duñu préparé dem ba su xool embouteillage am ci biir Dakar lu ma nit ñi n'était pas prêt deuxièmement ñu bëri secteur informel soo demee lu mel ni Médina wuude yi dañuy liggéey ba ay minuit ay 1h du matin mécaniciens yi secteur informel ñooñu ci quartier populaire yi la ñu dëkk te ñooñu ils sont impactés moo tax suñu leen di blâmer ku leen blâmer rek c'est parce que da nga xamul quartier populaire ni ñuy doxee donc ñooñu ñëpp ils sont impactés te amul benn dimbal boo xam ne dañ ko jébal ci ñoom moo tax je crois il y a eu ces incompréhensions là waroon nañu mun a éviter loolu yëpp su dee tamit defoon nañu preuve de pédagogie ci biir quartier ci gox boo dem rek am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir gox yooyu te suñu ak xale yi déglu leen tey quartier boo dem rek ak koñ boo dem rek am na équipe nawetaan ñi nga xam ne ñoom la ñu fal pour jiite nawetaan yooyu ce sont des vecteurs de sensibilisation bajenu gox yi imam yi les communicateurs traditionnels les artistes ñooñu yëpp da ngay war a boole ci mbir mi dina tax non seulement ñu sensibiliser xale yi ñu nangu lu mel ni couvre-feu waaye tamit ñu adopter gestes barrières yi parce que nit ki nga sensibiliser ko mu adopter benn affaire boo xam ne sans contrainte loolu moo ëpp solo maanaam nga teg alkaati yi benn bopp koñ ci bépp bopp koñ pour mu surveiller nit ñi d'ailleurs amuñu ay moyens pour teg alkaati yi bépp bopp koñ kon sensibilisation ci la ñu war a maanaam sukkandiku. donc surtout au niveau communautaire. donc gisoon situation di wax. gisoo ne situation bi donc dafa gën a nar a doy waar. voir dans les quartiers yi nga xam ne maanaam mun nañu wax ak askan wi mun nañu wax ak ndaw yi pour que évidemment ñu mun a jël def une prise de conscience que feebar bi vraiment. donc gisoo ni situation bi dafa nar a gën a doy waar ndax ba ñu déggee ku mel ni préfet bi ba muy wax après démb ci biir couvre-feu bi nee na ñoom du ñu dellu ginnaaw te dinañ sévir aussi te dinañ daan kuñ ci jàpp. waa préfet ba ku mel ne 10 000 problème tey suba jëli nañ ko këram jàpp nañ. waa xam nga loolu yëpp. du mujj fenn parce que gis nga xale yi ci quartier populaire yi mais xale yu jàmmaarlu ak alkaati yeeg li ñu bëgg daxante sàndante ay xeer loolu rek li ñu bëgg ci biir quartier yi kon
ni ma ko waxee rek approche communautaire moom moo ñu aidé pour que ñu génn ci mbir mi. préfet ak sous-préfet. seen collaborateur direct mooy chef de quartier yi ak chef de village yi. nañu dem gis chef de village yi dem gis chef de quartier yi ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci biir quartier yi pour que ñu mun a adopter une approche communautaire loolu moo ñu mun a aider pour ñu génn ci mbir mi waaye def daan tey xeex rek suñu jàppoon tey suñu jàppoon tey 200 gosses à la Médina fu ñu leen di dugal amul fenn fu ñu leen di dugal waaw amul sa place ci biir kaso foo xam ne mën nañu yóbbu ci biir kaso ndax daan yi moom dafa métti te 2 mois ñaari weer ba ñaar at ci biir kaso ak 20 000 francs 500 000 francs amende wala benn ci sanction yi suñu jàppoon tey 200 jeunes à Dakar amul fu ñu leen di dugal xëy ñu ci biir commissariat. xëy ñu ci biir prison mais jeunesse bi lan moo war a nekk seen comportement. mais comportement bu exemplaire. comportement bu exemplaire. doxal citoyenneté. ndax li ñu def démb mën nañ ko tuddee dañu défier autorité te ku défier autorité yeddal sa kaw. waaw man damay ne rek xam nga man moom yeddal sa kaw du wax loo xam ne man mun naa ko épouser man dama defe ne. doole fajul dara. waaw gis nañu fi ku bële passé. xale bi ñu génne partout. kenn mënut leen contrôler. gis nga xale suñu génne ci biir mbedd mi partout à Dakar. kenn mënu leen gérer. kon nañuy doxal sensibilisation. fexe ba ressort yi ñu am ci biir Sénégal pour sensibiliser ñu utiliser ressort yooyu pour sensibiliser. ndam mbir mi su dee dem nañu ba convaincre askan wi ne am na. ñu bañ nag. ci kër docteur ñi naan waaw mbir mi xale yi mënul leen dara dugg na fi gën na fii wala bokk ñun dañuy immuniser wu déjà ndax suñu climatiseurs yi am na ay strass yoo xam ne nekkoon na fa nañu bàyyi discours boobu. discours bokk na ci li nga xam ne moom andi bàyyeeku kon sëriñ yi wax nañu léegi nañu fexe ba na préfet yi parce que chef de quartier ak chef de village. ay ndaw préfet lañu. nañu fexe ba ñooñu ñu jokkoo ak ñoom ñu gis ci biir quartier yi nga xam ne war nañu mën a dimbali état. pour sensibilisation am wax ma nag alkaati bi dem ci biir mbedd mi def seen liggéey te toujours dama ay récalcitrant yooyu nag dañu war a jàpp yóbbu leen procureur dañu war a jàpp jébbal leen procureur ndax am na ay daan yoo xam ne yoon daf ko prévoir daan yooyu lañ leen war a appliquer. donc da nga accentuer waaye nag daal ci relais communautaire waaye nag damay leeral rek dóor nit toroxal nit technique lu métti bokkul ci daan yi nga xam ne moom la yoon prévoir ci pour violer couvre-feu amul benn loi Sénégal boo xam ne prévoir na alkaati war na mën a jàpp nit dóor ko toroxal ko amul benn loi fii ci biir Sénégal kon ñoom ñi nga xam ne ce sont des hommes de loi appliquer loi moo tax ñu génn ci biir tali bi dañu war a feeb ñoom ci seen bopp ñu gën njëkk appliquer loi loolu mooy andi jàmm. mais su amee 10 jeunes yu jóge fële ñëw fekk ñaari policier ci rond point bi commencé attaquer di sànni xeer lan moo war a nekk. loolu c'est différent man li ma wax mooy koo xam ne dafa nekk ci biir mbedd mi rek xëy na dafa tardé. dafa waroon ñibbi këram mu tardé heure bi fekk ko ci mbedd mi wala koo xam ne xëy na récalcitrant la waaye deful violence waaye koo xam ne da nga yor ay xeer di jàmbaral ak police yi mais boobaa police yi am nañu droit sànni la lacrymogène jàpp la parce que boobaa yow tu n'es plus un manifestant pacifique yaa ngi wut fitna boobaa police yi kenn waxul la ñu toog rek bonk seen loxo nit ñi di leen sànni ay xeer di def violence ci ñoom ni ñu bañee violence ci civil yi noonu lañ ko bañee ci alkaati yi violence fajul dara waaw toujours tiis lay andi ak dëj moom lay andi kon nañu bàyyi violence côté civil yi ak côté alkaati yi waaw dégg ngeen ko loolu la directeur Seydi Gassama wax mais